Daaru dafa jàkkoonteel ay jafe-jafe yu bare nga xam ne li ci ëpp ci usine bi la jóge usine bi nekk na lu baax ci réew mi parce que sunuy doom yi sunuy nawle yi ñu ngi ci di daan seen doole mais am na ay xeeti yàq-yàq yu muy def moo tax ñun ci seen bopp ñu xam ni ñun ñooy yëg loolu di ko dund ñu bëggoon daal bu ñu amee ñu ci mën a dimbali jàppale ñu ba mu am ay saafara moo ñu gënal ñun nag wootewuñu xeex dañuy sàkku ndimbal pour waa dëkk bi yëg ni Daaru Xudoos fii biir Mboro am nañu problème yi jógee ci usine bi sunu napp bi fi mu toll nii napp bi yàqu na da nga daan capp 2 mètre 3 mètre da ngay daje kii bi ndox boo xam dafa am poson bi acide bi ñuy liggéey fii ci biir usine bi dafa ñëw fekk si ndox mi fa mu ne 3 mètre boo ko gasee da nga fa fekk acide bi tool yi yàqu na gàncax bi yàqu na bu njëkk ba da nga daan lekk mango sax doo gis dara ci biir lu mel ni poson mais léegi boo xàmpee sax ay yu ñuul te daanaka mango ci boppam sax amatul loolu nekk na loo xam ne ay jafe-jafe la te beneen mbir mi li ñu gën a soxal mooy xam nga ni seen xel màcc jëm ci mbiri environnement diiwaan amul kenn ku mës a ñëw fii di ñu xoolal sunu suuf si sunu jaww ji lan moo fi ne loolu nekk na lu am solo même ñun ñii nga xam ne ñu ngi jëm mag ñun mënuñu xam sunu dënn yi lan la yeb parce que amul kenn ku ñëw fii jàngal ñu loolu. da ngeen di tiit ay effets secondaires am ci. loolu la te sunu doom yi ñun dañuy waxal surtout pour sunu doom yi parce que sunu doom yi ñu ngi màggaaleeg poson yooyu seen dënn te loolu dara wóoru ci donc moo tax ñun ñu bëgg a sàkku ndimbal ñu yëg ni loolu nekk na loo xam ne xamuñu fu ñu jëm ak moom ñu bare feebar nañ ni surtout bët feebaru bët moo fi nekk poson bi tout le temps mu ngi dugg ci bët yi dënn yi kenn xamul la fa ne waa lii dañ koy seetaan ba kañ. lan ngeen jàpp ne xëy na moo war a nekk solution bi wala lan ngeen jàpp ne xëy na tey moo war a nekk taxawaayu ICS jëm ci responsabilité sociétale de l'entreprise ngir mu mën a fës ci gox bi ngeen nekk. responsable bi ICS ci boppam dugal na loxo ci diiwaan bi parce que mu ñuy jox ndox nee nañu jusqu'à hauteur de 80% mais on ne vérifie pas on ne sait pas si c'est la réalité te ñoom normalement dans le cadre de la responsabilité sociétale ñoom ñoo amee loolu ñu war a jàppale ci ndox te ñu ngi koy def nag parce que ndox bi Daaru di jël fi mu toll nii ma nga jóge ci forage bi nga xam ni ñoom ñoo ko gas waaw te ndox moomu doyul am na ñoo xam ne suba si la ñuy am ndox ñi ci des dañuy xaar ba guddi door a am ndox loolu nag bëgg nañ daal kuñ ci jàppale ñun nag dañoo woote waxtaan autour d'une table am nañ fa ay responsable ay kàngam doomu Daaru yi yàlla may na leen ay dañoo kawe ci biir dëkk bi ñun nag ñu ngi waxtaan suñu biir ñoo xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci mën na nekk mais ñun ñu ngi waxtaan mais dañoo woote waxtaan autour d'une table ñu jéemal xool nan la ñuy saafare mbir mi dugg biir Daaru. su ma la déggee say wax dafa mel ni ICS moom daanaka li mu gàllankoor ci wàllu dundinu askanu Daaru Xudoos moo tax yëpp njëriñ bi ñu ko doon def loolu lay nuru xam nag koo xam ne mu ngi lay jox ndox mu ngi embauché say doom yi xam nga loolu nekk na fànn boo xam ne lu baax la ci dëkk bi waaye nag ñun li ñu gën a itteel mooy ñu xool nan la ñuy saafaaree mbir moom sunu nab bi yàqu na sunu yaram yi li mu yeb ci poson ñun xamuñu ko amul benn docteur bu ñëw xayma loolu xam nga yooyu yëpp bu ñu demee ba ci kanam aussi sunu xale yi nga xam ne ñu ngi jàng bu ñu naree wéeg loolu fii ak diir ay at nu muy mel loolu mooy sunu problème bu fekkee ni état bi wala ñeneen à l'extérieur mën nañu ñëw dugal ci def ci ay études ba ñu xool nu ñu koy saafara ak usine bi waaw.
lu jëm ci wax nga ko sànq ne xëy na mbay mi demeetul noonu. li ko waral xëy na mooy napp bi. ni mu waroon a mel xëy na melu ko est-ce que tiitaange du ci am ci wàllu koom-koom xëy na. bu ñu demee ak diir. mbay mi fii moom dina nasax ci diwaan bi. xam nga ku ni Mboro tout de suite da ngay xalaat légumes yi ñu bare dañuy jóge même dans la sous-région ñëw di fi jënd sa légumes te légumes yi même sax étude war na am foofu légume boo xam ne xamoo poson bi fan la toll ci légume bi ñor na indi nañ ko marché nit ñaa ngi jënd mais la mu mën a gàllankoor yaramu doomu aadama ñun xamuñu ko parce que ñun suñu xel màccul jëm ci loolu yëpp war nañ ko étudier loolu mooy peut-être des na tuuti napp bi bu fekkee mu ngi yàgg te nit ñi dañuy roose nit ci bare dañuy roose bu yàggee mais poson la ñuy roose industrie chimique produit chimique boobu soufre bi moom mooy feeñ ci légumes yi est-ce que légume dina amati sax loolu mooy problème bi. waaw il faut ñu ICS entreprise privée la mais tey lan moo ci responsabilité gouvernement bi moo uuf ICS moom moo xam li ko ICS di indil ci njariñ moom moo ko xam te njariñ ma ngi ci même borom réew mi bi muy def campagne jaaroon na fi ne ICS moo war a joxe ndox donc boo demee xayma kayit yi bind nañ ko fa waaw donc léegi lañoo bëgg sunu ndox mat ñun sax ñu ngi xeex pour ñu am château d'eau parce que forage bi nekk ci usine bi day dem ba sonn bés bu sonnee te amul château d'eau bu ko mën a wallu. kon château d'eau amu fi ci diwaanu Daaru chef lieu amuñu te ci loolu la ñu nekk ñu ngi defar plan yi bi le projet est presque fini léegi bu paree rek dañ koy jébbal ñi nga xam ni mën nañ ca état bi moo ci njëkk a jot ak ñi nga xam ne dëgg-dëgg mën nañ cee jàppale. responsabilité jaraafu gox bi également xëy na dafay engagé wu ci situation yu mel lan moo war a nekk tey taxawaayu mairie bi ngir saafara yi mën a am ci jafe-jafe yi. mairie bi ci boppam ñoom ñu ngi liggéey ci loolu amoon nañu ay projet château d'eau tout problème yi yëpp ñoom xam nañu li ci ne xëy na ñun bu ñuy waxee ñu ngi xam ni on est les premiers concernés ñun la gàllankoor xëy na bu ñu ci jàppale aussi mairie parce que ñu ngi waxtaan ak mairie ñun quelques responsables demoon nañu foofu waxtaan ak moom am na intention pour jàpp ci liggéey bi jéem a xool nan la ñu fexe ba Daaru progresser moom loolu mu ngi ci moom waaye li nekk mairie xam nañu problème ya fa ne bu ñu laajee fukki dërëm ñaar dërëm nga fay fekk loolu umpul kenn seen subvention yi mënuñu dara bu dee côté boobu du ñoom ñoo koy régler mais maire bi sincèrement moom am na kii daal pare na pour yooyu yëpp mu indi ci saafara. mais seen loxo jotul seen ginnaaw ñoom mënuñu régler loolu. lan mooy message bi ngay lancé. message bi may lancé mooy même bu ICS ay ngéneelu ICS xam nañu ko mais état bi nag gëstu li fi xew ñu ngi dee ndànk-ndànk dama ne woon sax espérance de vie bi waa Daaru koo xam ne fii nga juddoo yaroo fi yaa ngi fi di fi yeewoo est-ce que sa espérance de vie xam nga ko ñaata at nga dese fii ci àddina mënoo koo xam sunu doom yi nga xam ne seen dënn xëj na fees na dalak poson ci yan at bu ñu jëmee mag ci yan at la ñuy yem. yooyu yëpp di ay njeexantalu ICS. voilà yooyu bépp bu ñu toogee waxtaan ak ICS xëj na peut-être état bi yëgul li xew ñoom nañu indi ay ñu seen xel màcc ñu ñëw ñu xool affaire boobu parce que li may wax nii dama koy vivre sama njaboot a koy vivre ak ñeneen état bi na saytu loolu ñu xool jàppale ñu toog ak ICS ñu waxtaan. problème de développement lan am te problème ndox bi épiphénomène la lu tuuti la dafa bokk ci grand ensemble de développement un paquet ci la bokk te ndox ñëpp xam ne dafa am njariñ mënul ñàkk su fekkee ne ñoom ñoo ñu warloon ndox comme ni ko sama doyen waxee président de la république wax na leen régler leen problème ndoxu Daaru Xuddoos kon ñoom ñoo ko war a régler te d'autant plus que nappe phréatique bi dafa polluer si loolu moo taxoon si saafara ñu noon
le premier pas c'est un programme de dépollution de la nappe phréatique te aussi avec proximité avec les ICS nekk na loo xam ne ñun mag ndaw ku ne war nga xam ñoo ngi interpellé protection yi su problème amee nan lan ki xamee les gestes ñoo ngi si temps Covid les gestes barrières en problème de pollution est-ce que am na genre filtre yooyu wala information boo xamante ne su jëyee joree nan lan war a def ñun yooyu lépp soxla nañ programme boobu protection civile et leneen li si tool tamit le code de l'environnement a été violé code de l'environnement loolu moo tax ñun li ñu gën a soxla c'est un audit environnemental comme ni ko doyen bi audit environnemental ñu xool saytu air bi eau bi suñu diggante ak ICS jeexantal bi si nit ñi parce que fii l'espérance de vie gars yi ñoo ngi wax naan ay 65 ans ici à Darou Khoudoss parce que lii su continuer à ce rythme là. te loolu yëpp ay njeexantal waa ay njeexantalu ICS la. sat xeexuñu ICS ba ñu leen parce que sunu mag yi sunu papa yi si lañ doon liggéey amal nañ ñu njariñ si côté mais loo su yoon jeexul waaxu sa tu jeex suñu diggante ak ñoom dañ ko war a assainir ñu jouer franc jeu ñun un jeu franc lañ soxla parce que xam nañu suñuy droit ak suñu yelleef ñoom lan la wax en matière de politique environnementale lan lañ si def fan lañ si toll mu am suivi su ko defee yëpp doon mais dañuy régler problème ñun problème à long terme lañ bëgg mais ay cu cap toog 3 mois 4 mois problème médical loolu taxuñu jóg dañu war a xool sérieusement partenaire avec en collab avec l'État nekk arbitre ñu xool lan lañ ci war a def pour nga xamante ni lii yëpp dina fa jóg parce que conséquences sanitaires bi dafa te comme ni ma la ko waxee ça dafa dugg ci problème de développement ñun fii war na noonu am un hôpital de niveau élevé boo xamante ni un plateau avec des matériels sophistiqués ñoo xamante ni dañuy seet di ñu saytu ok yooyu la genre paquet la moo tax ndox bi man dama ni ndox mi parce que c'est un épée lu ndaw la waaw ça fait partie du problème le problème global c'est un problème de développement ñu xool suñu relation ak nan lañ koy assainir un programme de développement la xool avec les entités la mairie xam ne ñëpp xam na ni ñoom ñoo ngi liggéey ñoo ngi def leen mais am na yoo xam mairie attanu ko ñoom c'est un koo xamante ne réunion tripartite avec l'État ñu xool jouer le franc jeu mais ñun suñu diggante yi dañoo jouer le franc jeu toujours le problème moo tax day ñëw récurrent day ñëw te lii dañ si sonn quoi dañ si tayal. combat citoyen xëy na moo ko war a matal. waaw combat citoyen peut-être avec loolu am na parce qu'il y a une sous-information moo tax information éducation communication war nañ nit ñi am nañ information bi que ni ICS su ñu am na problème environnement am na sànni mais l'éducation ak la communication moo def rôle éducatif parce que am na ñu bari su leen leeral leen wax leen le savoir faire et le savoir ban am compétence de vie bi nga war a am suñu diggante ay ICS dinañ xam mais information mi ngi fii rek mën na fulu des fois mu leer mais éducation bi dañ am na taxawaay bu ñu si wala surtout au niveau de l'action citoyenne ak la communication parce que mën na information mais communication kii wax def si am loolu moo manqué nag loolu la ñuy réclamer un cadre approprié les acteurs vrais acteurs toog ñu xool le problème de développement de Darou Khoudoss li nga xamante ni lu ndaw la man duma si wax c'est un non événement le problème de développement mais ça entre dans le problème global de développement de Darou Khoudoss loolu waral toog ñu jouer franc jeu xool li ñu war a état bi ñu xool li ñuy gérer suñu ak suñu yelleef ñu tegal ay kuréel ñu xool mu am suivi pérennité nga xam ne yii yëpp du fi am. kon daal tiitaange mën na am bu fekkee ne dialogue boobu comme ni ma ko mën a tuddee bu fekkee amu ci. waaw loolu moom lu tiitaange la te day continuer comme ni ma la day nekk benn cercle vicieux boo xamante ne day def rek day dem ak a ñëw du am commencement du am fin ñu nag loolu lañ bëgg a rompre une bonne fois pour toutes poser les vrais problèmes ñoom ñu wax ne seen politique environnement lan la par rapport au code de l'environnement par rapport aux normes de l'OMVS en matière de consommation d'eau la avec les directives de la CEDEAO dans le cadre de la RSE ñu xam lan la ñuy jaay loolu parce que li ñu yaay suñu yelleef la nekkuñu dañuy fort set ñoo ngi fi amal ñun ñu njariñ ñun ñu amal ñun ñu njariñ mais quand on fait une bonne évaluation il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. mais mairie bi également am na pàcc bu mu ci war a jouer. waaw mairie bi comme am na compétence yu bari dañ ko fa transférer te avec la am na si rôle bu mu jouer certes du ma ne defuñu seen liggéey ñoo ngi def seen liggéey ñoo ngi def li mu leen wax mais dafa nekk problème boobu c'est un problème global mënul am ay solutions sectorielles mooy li ma la waxee la il faut un cadre approprié ñu xool les vrais acteurs autour d'une table ñu xool ku si nekk sa rôle à jouer ñu wax ko ñu xool définir les vrais problèmes pour ñu résoudre ko globalement muy nekk un problème de développement mais c'est pas un problème de l'eau ou bien un problème hydraulique c'est plus vaste que cela ce n'est que la face visible de l'iceberg l'eau là dont on parle waaw man daal li may jeexale kàddu mu mooy li kii rek ñun danoo nekk ay sénégalais juddoo fi yaroo fi te danoo bëgg a jariñ suñu askan te aussi bëgg nañ am ay descendants suñu doom yi wér continuer le flambeau ñu wér
ñu war a liggéey si usine liggéey ñu war a liggéey feneen lekk ñu xool synergie xool nga xam ne comme il y a la cohabitation ñu xool lan lañ koy assainir ba nga xam te ne développement day nekk réalité continuer ku si nekk gis sa njariñ